Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi luñ fi nar a waxtaane bokk na ci coalition wàllu Sénégal ni ki démb nag amal nañu ab conférence de presse ginnaaw bu ñu génnee ci résultat yi soxal élection locale yi ñoom ñooñee sax ñi ngi xamle élément yu bari yi nga xamante ne rek moo tax ñu ñàkk bu métti bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci élection locale yi jàmmaloo bi ama diggante armée bu Sénégal ak ñi di MFDC du jur jàmm ñeenti bakkanu doomu aadama nag rot na fa ak juróom-ñaari militaire yoo xamante ne ñu ngi ci loxo mouvement MFDC bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ne moo duppee ci ñi di waa JIRPA jamono ji série yi bari lool ci Sénégal nag ndaw yi nag bëgg soobu ci tax na sax yenn yi dañuy def naka sudu noonu ngir rek mën a nekk actrice wala acteur li ñu mel nag Sénégal yi ñu jànkonteel ñaaw nañ ko bu baax a baax xibaaru tàggat yaram xibaaru bitim réew ñoo ndar ci béy la jotaay xibaar léegi-léegi yàggal jërë ngeen jëf mbokk yi ñu leen di dalal bu baax a baax fii ci télévision Time for Africa ñeenti soldat ñoo ñi nga xamante ne ñu ñàkk seen bakkan ci jàppante bi am jamono ji ak l'armée Sénégal ak ñi di mouvement MFDC bu Casamance juróom-ñaari soldat nag ñooñee ñu ngi ci loxo ñi di MFDC bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi duppee si ñi di waa JIRPA ñu leen di fàttali ñaari soldat ñi nga xamante ne ñoo njëkkoon a faatu niki démb nag jébbal nañ leen seen i borom waaye nag yëkkati nañ ñeenti chevalier de l'ordre national du Lion teewaayu ki nga xam ne rek mooy maître Sidiki Kaba mu ñu dénk wàllum forces armées ñu wax ci mbirum passeport diplomatique tey jii nag le juge d'inscription du deuxième cabinet dina tàmbale li nga xam ne rek mooy audition yi bu ñu sukkandikoo ci le quotidien source a moo joxe bile xibaar ñu leen di fàttali kii di El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye te ñu tegoo leen sous mandat de dépôt tey jii dinañ jàkkaarloo ak juge bi fale ci palais bu justice bu Dakar ñu leen di fàttali ñaari député ñu ngi leen di toppee ci wàllum njubla ak yombalal li nga xamante rek mooy passeport diplomatique te loo xam ne tegginu wuñ ak li nga xam ne loolu la loi bi santaane wàllum élection locale soxal coalition wàllu Sénégal ñoom nag dañoo daanu bu baax a baax ci élection yi nga xamante ne moom lañ génn bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek moom Mayoro Faye daal na lim ay lim yu bari yoo xamante ne moo tax nag mënuñu gagné bokk na ci seen ñàkk investissement waaye tamit bokk na ci ñi nga xam ne ay leader lañ woon ci coalition bi te dañoo mujj daal di bàyyi ñu déglu ko. élection yii ñu dugg dañ ci dugg ak retard bu mag ndax dañu doon waxtaan ak ay membre yeneen organisation politique ay membre société civile rien que mën a taxawal benn coalition bu large bu opposition bi bu mën a jàkkaarloo ak Benno Bokk Yaakaar jàkkaarloo ak Macky Sall ci élection locale yi pour changer li fi nekk waaye loolu mujjul sotti terewul grande coalition wàllu Sénégal taxawaay boo xam ne daf ci ànd ak ñenn ñoo xam ne bi ñu demee ba ci biir amaat na yeneen jafe-jafe ba ñooñu génn ci coalition bi loolu waral na ay leader yu mag ak seen ay organisation génn coalition bi ba néewal ko doole indi ci ay jafe-jafe ci fonctionnement am indi également retardam par rapport ak départam dugg ci pré campagne bi ak campagne bi terewul am nañu yaakaar li ñu jàngat ci élection yi ñu génn que danañu gën a farlu kenn ku nekk ñun ñi nekk ci opposition bi gën a joxante loxo gën a ànd ba bu ëllëgee li ñu bëgg a réaliser ñun ak société civile bi bañ daañ ko réaliser pour le seul intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais leneen li ci amaat mooy coalition bi biñ ko mettre en place amoon na itam yeneen jafe-jafe pour démarrer campagne am sur le terrain yoo xam ne xëy na ñu bëri xam nañ ko jaruñu ciy dellu si mais liñ ci mën a wax rek mooy leader yu am envergure yooyu nga xam ne ñoom ñoo génn ci élection yi ci sunu campagne génn ci sunu coalition jamono boo xam ne ñi ngi doon def investiture yi jamono boo xam ne engagé woon nañu pratiquement ci pré campagne bi loolu itam indi na jafe-jafe
ci sunu résultat yi. mi ngoog mu nekk kàddu yu duppee ci Mayoro Faye bokk ci coalition wàllu Sénégal. ñu wax ci beneen coalition soxal waa coalition Yewwi Askan Wi. xam ngeen ne daanaka ci élection yi ñoo gagné fépp ci Sénégal loolee nag tax ñu bëri samp laaj di laajte ba xam ndax coalition bi dañu mën a ànd naka la ñuy def rek ba tax kenn du leen daal di xaajale ndax niki démb ba maître El Hadji Diouf di amal li nga xam ne mooy conférence de presse am yëkkati na ay kàddu yoo xamante ne rek buñ ko toppee mun na indi xaajoo seen diggante. ñu déglu xalaatu sénégalais ci reportage yu Barthélémy Koli. wooteeb élection yi weesu coalition Yewwi Askan Wi moo ko gagné woon ngir victoire bi gën a law askan yi jàpp na ne faaw manko am si biir coalition bi. Yewwi Askan bi gagné na Dakar léegi ñoom yëpp dañu war a booloo ñu ànda parce que loolu mooy doxal réew du ma am rek ma ne ko man léegi am naa yi ci des li ñu def déedéet yëpp ñoo bokk. ginnaaw seen victoire bi ci élection maire yi ana naka la ñu def ngir mën a dëgëral seen diggante ba kenn du leen mën a xaajale. comme ni ñu def nii ci kii bi rek ci local yi rek déjà c'est un début ñu unir toutes les forces teg tous les réseaux ñu teg côté quoi te xam ne ils n'ont qu'un seul objectif c'est-à-dire ñu gagner largement quoi. su ko defee rek ñoom suñu demee ba législative yi suñu boolewaatee woowaat encore les réticents parce que y avait des partis qui étaient un peu réticents ñu fexe ba convaincre ñooñu andi leen ñoom ñëpp ñu bokk ànd liggéey bon mën a demandoo ensemble ah comme ça su ko defee dinañ am victoire ci législative yi quoi. kaddu buy dippee maître El Hadji Diouf di xamal ne du Sonko moo nekk leader Yewwi Askan Wi waaye Khalifa Sall loolee nag dafay indi xaajale seen diggante. bon loolu c'est une façon de les diviser c'est-à-dire que xam nañ ne l'étiquette là Khalifa Sall Sonko xam ça peut faire mal donc c'est une façon de les diviser parce que su defee noonu comme ça léegi Sonko gis boppam kay gis boppam la coalition va éclater. c'est le seul but qu'il recherche mais ñoom nañu am intelligence bañ a déglu ñooñu est-ce que ñu xam ne ñoom ñoo bokk li ñu bëgg. xàccandoo doorandoo mooy tax coalition di manko ngir unité ak doole mën a nekk seen diggante faaw ñi bañ a déglu wax yi ci biti pour xaajandoo du mën a nekk seen biir. jërëjëf Barthélémy Koli ñu wax ci njàng meeg njàngale bi ak jamono bi nu mu suuxee ndax grève wu enseignants yi di CUSEMS ak SAEMS ñoom nag ba tey dañu laaj nguur gi rek mu jëflante ak ñoom accord ya mu signé woon ci atum 2018 ki nga xamante rek mooy Saourou Sène nag daan nañ jokkoo ak moom ñu déglu ko ci téléphone ak Basindo. président moo gis système de rémunération bi biñ ciy xeex depuis 2015 ñu toog ak moom mu ne ñu yéen a wax dëgg parce que système bi dañ ko désarticuler comme dañ ko désarticuler dinañ ko corriger bi mu koy wax premier ministre am mu ngi toog ñun ñu toog mu ne wante nag pour que loolu ñu def ko il faut ngeen am ay waxtaan yooyu dañ ko calé ci protocole d'accord bi ne mois de juillet 2018 boobu dinañu toog ak organisation syndicale yi càmbar li tukkee ci étude bi nga xam ne cabinet MGP Afrique def na ko ci système bi parce que nag dañ jëloon cabinet privé mu càmbar mbir yi mais loolu def nañ ko ak ñoom bu ñu paree ñu ne deuxième semestre mois de comment dirais-je année 2018 bi dinañ toog nag ak tous les agents de l'État parce que système boobu concerné wul rek jàngalekat yi boobu liggéey encore defaat nañ ko ci benn hôtel ba teg lépp rapport bi yëpp nag depuis 2018 biñ ci paree yëpp dañ ko jéebal njiitu réew mi doon ko ci déglu ànd nag bu ñu waxantee dëgg ci jàngalekat bu ñu nee dañuy toog di déglu 2018 2019 2020 2021 dégguñu dara ba dugg 2022 mais c'est tout à fait mal jàngat yi jóg loolu nga xam ne dañ ko càmbar ñu wax ñu desandi ba tey ci wàllum njàng meeg njàngale bi ak grève bu ñu di waa CUSEMS ak waa SAEMS ginnaaw tekkaaralu président de la république ak ministre bu ñu denk wàllum njàng mi niki démb nag am na kenn ku réagir di Innocence Ntap Ndiaye nekk présidente du haut conseil du dialogue national dal na ci wax moom Innocence Ntap Ndiaye mi ngi xam rek ne système de rémunération ak création du corps dit ak administration scolaire yooyu nga xamante ne moom la ñi di waa CUSEMS ak SAEMS di laa ci nee na ñaari point yooyu ci accord yi nga xam ne signé woon nañ ko ak ATA ci atum 2019 mu ngi fàttali sax ne point yooyu balaa ñu koy laaj il faut ñu def si ay jàngat yu baax a baax.
fédération étudiant wu Diassing nekkee fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag niki démb amal nañu conférence de presse ndaw yooyu nag lu ñu ñaawlu rek mooy tarif yu cher yi nga xamante ne moomee lañ leen di exiger ci pont péage yu Marsassoum naka noonu tamit ñu ngi ñaawlu bu baax a baax làkk bu métti bi nga xam ne am na yenn gox yoo xam ne laataa ñu ñëw foofee ca Marsassoum dañuy am jafe-jafe yoon ñu déglu ko ki nga xamante ne mooy Blaise Gomis ci micro Bassine Lo. président Macky Sall moo am chance moo am yéene yërëmande tabax ko foofu noonu ci Marsassoum bu mu ko tabaxee nag à notre grande surprise ñu xëy ñu ne ñu pont bi pour nga jàll da ngay fay loolu nekk li nga xamante ne ñun ñi nekk fii Dakar nekk ay étudiants bàyyee ko foofu noonu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax jàpp nañ ne du pont boobu kese moo nekk ci Casamance tey booy dugg Ziguinchor am na pont bu ñuy ne pont Émile Badiane boo demee ci département Oussouye am na pont bu fa nekk ñu koy yoowee le pont de Niambalan boo demee ci bët Saalum boo demee dans le nord du pays Blaise wax na ko am na pont Médina Ndiadjbé am na ay pont yu nekk Saint-Louis pont yooyu noonu da ngay traverser doo fay dara donc lan moo tax infrastructure bu tollu pont Marsassoum infrastructure boo xamante ni dina favoriser lu ñuy ne développement socio-économique de la région naturelle de la Casamance infrastructure buy joxe désormais à Marsassoum un statut de carrefour économique lan moo tax infrastructure boobu ñuy laajte population yi pour ñuy traverser dañuy fay bu ñu yemoon ci fay ak ay prix yu raisonnable sax mun nañu comprendre mais ay prix yoo xamante ni kenn xamul Ageroute mi nga xamante ni moom la ñu ciblé ni que moom moo def prix yooyu noonu loolu du yoon lu leneen li nga xamante ni bëgg naa ci wax mooy enclavement bi nga xamante ni tey dëkk bu mel ni Frankunda Joola Frankunda Badjikunda Frankunda Saraxole ak Frankunda Baynuk ay dëkk la yu ñuy fekk ci commune bu Bemme Bijir dëkk yooyu noonu tey boo fa demee am na axe bi nga xamante ni Sibikuroto la jóge dem ba Niassène Mandé axe boobu baaxul période nawet benn oto du fa dugg am na horaire buy jóge fii Grand Yoff chaque jeudi ak chaque samedi muy dem Casamance horaire boobu noonu boo demee Grand Yoff garage Dakar Frankunda Joola lañ fa bind mais boo demee oto bi Sibikuroto lay yem ndax yoon bi baaxul yow boo jógee fii pour dem Frankunda Joola da ngay yegg Sibikuroto ñu laajte la passe diggante Marsassoum ak Frankunda ci li nga xamante ni 300 francs nga waroon fay nga fay ci 1500 wala 2000 loolu ci du yoon suñu jigéen ñi ñu ngi continuer ji wasin ci ay charrette suñu produits locaux yi mangue yi diwtiir yi jigéen yi suñu demee liggéey duñu am nu ñuy defee ba évacuer produits yooyu. wax ci leneen soxal société jamono ji ñu gis série yu bari di daw fii ci Sénégal loolee sax tax na ndaw yu bari rek ak acteurs yi nu ñuy mel ci série nag tax na ndaw yu bari yoo xamante ne rek dañuy bëgg a sóobu nekk actrice wala acteur li ñu mel nag am na ñoo xamante ne dafay jar sax ñu def naka sudu noonu ngir mën a feeñ ci télé bi sénégalais ñu jànkonteel nag daan na ñawlu mbir bu baax a baax reportage Ousmane Niang. jamono ji ku nekk bëgg tekki mbaa siiw jaarale ko ci ay série ba tax na sénégalais yu bari loolu moo doon seen yitte ndax loole du njuumte. Je remarque que là phénomène récent la presque ñëpp ñoo gis chaîne bu jóg télé série affaire yooyu noonu quoi je pense qu'il y a vraiment d'autres choses de plus intéressantes à faire dans la vie quoi que nekk fi di topp casting yi yeeg yooyu noonu su fekkee ne xam nga ne amoo si kii quoi voir. kii moom li ko ci jaaxal mooy sax fi mu ne moom njàng mi sax doon ko farataalul yaakaar nañ ne bile yoon rek ci la nit mën a tekkee. Ce qui est dommage, effectivement, c'est que tout le monde, il y a beaucoup de candidats et il y a très peu d'élus. Donc il ne faudrait pas se reposer uniquement sur des rêves, parce qu'il y a la réalité, il y a les challenges, il y a le quotidien. Et il faut aussi pouvoir miser sur des études, sur une véritable formation, quelque chose qui va pouvoir permettre aux femmes d'être indépendantes et de réussir dans leur carrière. boo demee ci casting yi nag nañ fay feesee dell li koy waral élève bi nekk en classe de 3e gis ne parce que ndaw ñi dañuy jàng ba pare duñ am lenn luñ liggéey lii mu jàpp ne li ko waral mooy dañoo xamatut fu ñu jëm ak fu ñuy teg seen tànk. parfois di nga gis nit ku jàng ba pare sax du am liggéey léegi déjà système éducatif bi moo baaxul parce que élèves yi mën nañ leen jox ñoom ñëpp ñu boole kii nii seen capacité nekk benn mais déjà dañoo jël privé yi def leen favoriser leen public yi amuñu moyen léegi professeur yaa ngi grève état bi waxu ci dara moo tax gars yi di dem di def ay casting pour série non même pas développer réew mais moom mën na la jàppale série au moins mën na la jàppale mais déjà mën nga liggéey mën nga jàng ba pare doo am liggéey loolu du garanti loolu yëpp la ñuy gis moo tax ñuy dem def série am na ñoo xamante ne nag mën nañ boole série bi en même temps ñi ngi jàng aussi
moom kay moom ñépp bëgg siiw surtout guney tey waaye nag siiw moom def ci ndànk baax na lool ndaxte lu ci laxasu moo bari bu fekkee sa bopp yaatuwut lool amoo xam-xam xamoo noo koy gérer mën na laa sànk. àdduna métti lool ci jamono ji ñu nekk tuuma yi bari lool tax na sax yenn saay nit ñi bu ñu rombatee xeex wala xuloo duñu bëgg a dugg rek ngir àtte ndax dañuy bañ rek ku leen tuumal ñeneen ci askan wi nag yéenañ ci yàbbi ñu déglu reportage Oumou Kalsoum Diallo. dëkk bi di Sénégal bari na trop ay agression muy physique que moral kenn atteetul da ngay gis ko war a xettali nit di ko tànkamlu ci loole sénégalais yi di nakarlu lu ni mel Babacar Sène moom di wax ni jamono ji daa changé dëkk bi waratul da ngay gis ko war a dimbali di ko seetaan te du yoon dañoo war a jàppalante dimbalante loolooy li wóor. Qui est très important donc non assistance en danger donc. sujet bi nekk na lu am solo jamono ji léegi dafa soppeeku ñàkkum kaaraange gi daa gën a bëri boo gisee nit nekk ci tolof-tolof waroo di ko seetaan ne spectateur da nga ko war a jàppale dimbale ko. répandu dans tout le secteur. Mame Fama Dia di liggéeykatu UCG di xamle ni insécurité bari na lool ci Ndakaaru te gis koo war a dimbali nga seetaan ko jéeya la kon nguur gi war naa gën a taxawu nit ñi te jàppale leen ci seen kaaraange. voilà loolu moom dañ koy gis vraiment ci société bi bu baax a baax bu bare surtout fii ñu nekk nga xamante ne c'est à Dakar c'est une région vraiment populaire matin midi soir da ngay gis ñuy agressé ni à l'œil nu jigéen ñi sax dañ leen di agressé góor ñi taxaw duñu ñemee ñëw je pense que daal c'est par peur waaw ragal daal laa ko teg man cause bi ragal la te liñ ci xamul mooy loolu c'est un délit non assistance à une personne en danger délit la rawatina muy jigéen ay góor nekk ci wet gi duñ ko ñemee dimbali ragal la lu tax ma ne ragal la ndax des fois mën nga ñëw di dimbali nit sa bakkan des ci wala des fois ñoom ci seen bopp sax ñooy comploter pour yow nga dimbali leen ñu agressé la wala ñu rey la. lu ma jaaxal la li may dajeel ci seen agression yi bëri na trop Malick Sène di ko ñaawlu ci xalaat ni du lu rafet yëf yi naafeq la. man li ma gis ci loolu soxna si wax léegi nii man lu ma jaaxal la quoi parce que damay assister yenn scènes yoo xamante ne des fois damay gis ne Sénégal yëpp dañuy seetaan dama xamul ndax ragal la wala naafeq la wala xaw ma complice la wala xaw ma lan la mais ñun dañu war a défendre suñu am di jàmm dañu war a defar seen sénégalais yi rawatina ñun góor ñi bu ñu seet gisatee action yu mel noonu ñu jéem a riposter sécuriser suñu bopp ñun sénégalais yi ensemble ñu jàppante nekk benn loolu laa gis. ñàkkum jàppale ku bakkanam nekk ci xottu gerte lu ñu nemmeeku la lool ci jamono jile li ko waral itam mën na nekk ndogal fekk la ci wala sax ñàkkum néew doole sénégalais yi di ñaan nguur gi jàppale askan wi ci seen kaaraange. fan la Afrique di jëm jamono ji ak coup d'état mu mel ni ca Guinée Bissau naka loolu lañ fa doon nar a amal tey ji ci suba léegi la ñu jot xibaar yi bu ñu sukkandikoo ci information yi ñu jëlee ci yenn sites yi ñu xamal ne président Sissoko Embaló ak kii di premier ministre ba nag ñoom ñoo si daal de dañ leen jël sax làq leen ndax tey ji lañ doon amal li nga xam ne mooy conseil des ministres extraordinaire jamono jooju nag ay nit ñoo xam ne dañoo armé wu ñoo daal di encercler fa nga xam ne rek foofu lañ doon defee li nga xam ne mooy conseil des ministres dinañ ci dikkaat ci xibaar yi. ñu dooree xibaar yi bitim réew ak Basine Lool ca Mali nag bëggatuñu dara ci ki nga xam ne mooy ambassadeuru France appal nañ ko ñetti fan ngir mu jóge foofu ginnaaw kàddu yu ñaaw yi nga xamante ne ministre des affaires étrangères bu France yëkkati na jëmale ko ci maliens yi du genre Yves Le Drian moom moo ko daal di wax nag ca Birmanie communauté internationale nag ñu nga gën a forcer ñi nekkee ca pouvoir ba ngir rek ñu amal jàmm foofu ca réew ma ca Ukraine kii di Anthony Blinken ak Sergey Lavrov ñu daan nañ amal ay waxtaan ci lu jëmale ko jafe-jafe yi nga xamante ne moom la Ukraine di jànkonteel jamono ji ñu déglu leeral yi. xibaaru biti réew dañ koy dooree nag foofee ca réew bu France ginnaaw nag réew junte bu malienne daal di jël ab ndogal nag dàq ambassade bu France foofee ca Bamako Paris nag daal di nay jël acte bu baax a baax mbir mi ni mel nag daal di fàttaliku nag représentant bu porte-parole bu gouvernement ba nag Gabriel Attal daal di nay amal ab déclaration ni ki tey jii ci talaata gi benn fan ci weeru février ca France Info la amalee li ni mel bu ñu
ñu sukkandikoo ba tey ci moom nag daal dinay wéyal ne dinañ wéyal li nga xamante ni mooy xeexum terrorisme foofee ca Sahel loolee la ci daal di yokk moom Gabriel Attal di wax ne nag Sahel du réewu Mali rek ginnaaw nag ay weer yi nga xamante ne ni Paris ak Bamako ñu ngi doon dund ay jafe-jafe laaj bi samp nag mooy présence su militaire française yu nekk foofee ca Sahel ndax ñoom nag dinañ réagir ci candidat yi nga xamante ne ni ñooy waajal tabbub njiitum réew foofee ca France. ñu wéyal xibaar yi ba tey nag ay bés yi nga xamante ne ni amaloon nañu coup d'état foofee ca Birmanie benn fan ci weeru février atum 2021 la xewoon communauté internationale bi nag ànd ñoom ñëpp d'accord ci nag li nga xamante ni daal di condamné jëlu pouvoiru militaire yi foofee ca Birmanie njiitu réew nag bu France di Emmanuel Macron moom nag daal dinay fësal ci Twitter am ne dina jàppale askan bu Birmanie ba noppi itamit di woote nag ñu daal di dakkal li nga xamante ni mooy répression yi fay am benn at nag ginnaaw coup d'état boobule nag ba tax na dëkk bi daal di dugg ci ab guerre civile ci janoo ak askan wi ak takk der yi nga xamante ne nii nag nekkoon na ay bés yi nga xamante ni deret tuuru woon na fa bu baax a baax communauté internationale bi nag moom mi ngi wëy di jël ay ndogal yi nga xamante ni daal dana tax ba junte bu général Min Aung daal di deltu gannaaw bu baax a baax ñu jeexalee xibaaru biti réew yi ginnaaw nag bu ñu amalee ay échange ci wàllum mbind jamono ji nag jàpp nañ ne daal waxtaan nag lañ war a amal secrétaire d'État américain Anthony Blinken moom nag daal dinay waxtaan ci téléphone nag niki tey ci talaata gi benn fan ci weeru février ak nawleen bi di Sergey Lavrov ci nekk njiital russe daal di jël ndogal nag ci li nga xamante ni mooy crise ba nekk ca Ukraine ñi nga xam ne ñooy États-Unis nag daal dinañu jot ab tontu boo xamante ni ci ab bataaxal la jëmale ko ci réewu bu russe bi nga xamante ni ci courrier sax lañ ko daal di yónnee ay bés yu ñu weesu jëmale ko ci crise ukrainienne bi nga xamante ne ni moo fa am ci jamono ji nag moom daal dinay fësal ci déclaration niki altine porte-parole bu diplomatie américaine ne ñoom li ñu bëgg daal mooy daal di amal ay waxtaan ci wàllub crise ukrainienne boobule li tax nag mbir yi daal di taggatémbe bokk na ci Moscou mi nga xamante ni day réclamer OTAN mu daal di tëj ay buntoom rawatina sax ñi nga xamante ni dañoo ñëw yees ci membre bu Europe de l'Est bokk na ci réewum Ukraine loolee nag nekk na ab sàkkuteef bi nga xamante ni xel mënu koo nangu bu ñu sukkandikoo ci Washington mi nga xamante ni jàpp na ni ne Russe jamono ji daal li mu bëgg mënta antu. xibaaru tàggat yaram dañ koy dooree ak Fatou Diankay soxal Coupe d'Afrique des Nations gaynde Sénégal yi niki démb nag amal nañu tàggat yaram ci soxal wàllum tiro bi Matar Ba nekk jëwriñ bu ñu denk wàllum sport am na tukki nemmeeku fale ca Cameroun ngir rek gis ñi nga xam ne ñooy journalistes yi fa nekkee ci noonee sax daan na fàttali ubbite mu stade Diamniadio boobee ubbite bu ñu sukkandikoo ci ministre bi nee na dina bari ay festivités yu bari yoo xamante ne dinañ ko amaat Paris Saint-Germain ñii di Nice nag dañ leen làpp-làpp yu métti ci match bu ñu amaloon 8e de finale yi à partir au bi moom PSG sax dina taseek ak quart de finale ak ñi nga xamante ñooy Olympique de Marseille détails ak Fatou Diankay. ñu tàmbale xibaaru tàggat yaram yi ak dox ni miiku bu ministre Matar Ba daal di amaloon na démb fële ca Yaoundé moom mi ne demoon na seeti ñii di journaliste yi nekk ca Yaoundé ginnaaw bi mu rafetloo seen teewaay ak seen liggéey bu xarañ ci CAN bi xamal na leen ni dinañ tijji lii di stade bu Diamniadio ñaar fukki fan ak ñaar ci weeruma février te it ab ndaje gu am solo dinañ ko fa nemmeeku ci wàlluma aada waaye it ci wàlluma tàggat yaram rawatina football moom Matar Ba ngi xamle ba tey ni dinañ fa amala ab match xaritoo ci diggante légende africaine yi ak sénégalaises yi waaye tamit fédération sénégalaise bu football mu ngi dox tànk jéego ak waa CAF ngir Sénégal mën faa jouer match barrage ci digganteem Égypte ci weeru mars. beneen événement bu am solo bu nekk suñu kanam muy inauguration stade du Sénégal nekk nag lu rëy loo xamante ne du ay caaxaan parce que investissement bu am solo la ngeen war ko couvrir ñu leen koy informer ñu ngi ci liggéey bi. yàlla dogal na ñu ngi koy coordonné te jàpp nañ ne événement bu rëy la ñu ngi ciy lijjanti it pour que ñu mun a homologuer stade bi parce que xam nga mois de mars Sénégal day recevoir te li ñu bëgg mooy ñu fubale ko stade du Sénégal loolu ñu ngi ciy dox fédération ciy dox ak CAF et jàpp naa ne loolu du noonu benn jafe-jafe parce que stade bi lépp lu ñu soxla ci stade daf fay am d'ailleurs yéen sax xam naa ne ñi ci nekk war a couvrir événement boobu
dinañu dund moment yu am solo parce que moment yu première lay doon pour ñoom foofu ci suñu réew ñu am commodité yu mel noonu loolu yëpp sant yàlla la te jéego bu am solo la ci wàllu tàggat yaram surtout ci wàllu football. ñu fa jógee ñu dem ci entraînement gaynde yu Sénégal amaloon nañ ab entraînement ndigi ni démb li ñu fa nemmeeku mu nekk séance tir au but ginnaaw ab nemmeeku ci match yi mujj kan bi yi jeexee ak tir au but kii di entraîneur gaynde yu Sénégal Aliou Cissé mu ngi def lépp li war ngir génn ci kan bi équipe bu Sénégal daal dinay door Guinée équatoriale ci quart de finale ñetti ball ci benn équipe nationale bu Sénégal dina tase ak Burkina Faso ci match demi-finale yi mercredi 2 fan ci weerum février match boobu léegi di arbitre éthiopien Mamlak Tessama mi arbitré woon match de poule bu Sénégal Guinée moo ko nar a arbitré bu ñu fa jógee ñu dem fële ca France daal di fekk ji lii di coupe bu France ndege ni démb kii di Nice dóor na waa Paris Saint-Germain ci jongante bi doxoon seen diggante par tir au but 5-6 waa PSG nag dinañ tase ak kii di Olympique bu Marseille ci quart de finale yi. jërëjëf Fatou Dieng mu nekkoon élément bu mujj ci xibaar yi mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di leen jox dig daje ba suba incha allah fii ci Time for Africa.